da nga def sa direct cinéma de nu mu traité interview bi nga def noonu ak journaliste yi sa expression visage bi xaaral ma génne sama lunette yi sax teg ko fële sa expression visage bi rek day wane que ne tu n'étais pas à l'aise François lan moo la tiital yow xanaa gëmoo yàlla wala gëmoo li ngay def wala li ngay woote gëmoo ko lan nga ragaloon pour yow yaa ngi doon kii nga jël nag contingent ay nit ay bras dëgg naa ay mbër la ñu loué seen service partout indi leen ñoo teg leen foofu salle bi daal daa vide micro journaliste yooyu ngeen gis ci kaw table ba plus les 5 xale yooyu ñu solal noonu ay t-shirt te xale yooyu dañ leen fay de xale yooyu ñu recruter noonu solal leen ay t-shirt Kodak ñu toogloo ko ci ginnaawam plus ñaari jeegam yooyu ak ñaari góoru watabaam yooyu ko topp plus pa boobu ma gis tey mu ñoo toog ci wetam François Hélène dara topp ko ci salle bi lan moo tax filmé wuñu salle bi yëpp au complet duñ ko def parce que y avait personne ni nga def dëmba ci village ñoom Adji Sarr papay Adji Sarr nga boole village fu yaayam dëkk boole village bi nga xamante ne foofu la papam nekk fi nga demoon noonu ñaari village yi bi nga ko boolee sa matuñu sa 100 personnes ñi la teeru dëmb ñi ne déet nga ne conférence de presse micro journaliste boo leen fa gis fay nañ de François daa yëkkati xaalis fay temps d'antenne 1 heure de temps boobu journaliste yi nekkoon foofu di poser seen question temps d'antenne yooyu ñooñu yëpp François da leen fay nga duul ci biir interview bi nga duul fa duul bu tooy xep ngay ridiculiser wu sa bopp François Hélène moo fa ne yow dangaa ñëw pour jàppale Adji Sarr yow sa démarche yi ngay def nii bi nga wàccee vendredi ba léegi maître El Hadj Diouf xanaa yëgul ni que ne yaa ngi ci biir dëkk bi maître El Hadj Diouf yëgul ni que ne François Hélène jël na avion mi ngi ñëw mi ngi wàcc si dëkk bi maître El Hadj Diouf yëgul sa yow may ma naan ma lekk tuuti balaa muy sedd gars yi nañu ko tempo man yàkkamtewuma partagé leen Fama Diop nuy naa la sister ana air extension sa jumelle oui xaaral ma desserré tuuti ceinture bi ñu toog ñu waxtaan kay François Hélène yow maître El Hadj Diouf xanaa yëgoon noonu que yaa ngi doon ñëw ana ñoom Dior Diagne ana waa gouvernement Benno Bokk Yaakaar ku ramaki yëgul noonu que yaa ngi doon ñëw ana délégation yi la Maty 3 Pommes yebal xanaa ñooñu ñëwuñu yëguñu sa ñëw AR extension yi laa dama gis Fama gisuma la ma ne xaaral daa duul ci biir interview bi ba innocenté sax Ousmane Sonko te teyu ko François Hélène lu la doon wax loo sax xamuloo ko xam nga yow yaa ne présomption de innocent kon tey yow li nga doon wax yëpp ci sa kanam caméra bi nga nekkee à 15 kilomètres à 15 000 kilomètres du Sénégal nga ne Ousmane Sonko est coupable nga dem ba nga egg biir Sénégal nga ne présomption de innocence bu Ousmane Sonko li la doon wax loo sax xamuloo ko de nga toog fii pendant 3 mois di ñu fontoo di ñu manquer respect sur notre leader di ko traiter de tous les noms il fallait que nga jël sa délégation dem génne mbokku Adji Sarr yi teg leen papa moo njëkk a génn mu wax xam nga lan moo tax ma ne leen papa ji man interview papa yi Adji Sarr bu dëmb bi defuma ko muy sama kii parce que c'est pas un homme responsable parce que affaire yi bu mu commencé la waroon a génnee mu wane taxawaayam mu toog ba dëmb muy soog a génn di wax Famara boo gisee ma jël Famara di frère Adji Sarr privilégié l'interview de Famara parce que depuis au début Famara di frère Adji Sarr moom waree na taxawaayam moo gën a responsable sa papa ji
taxawaay bu Famara am ci problème sœuram bi papa ji moo ko waroon a am depuis au début mu wane boppam mais Famara a devancé ce papa là moo jël place baayam quand tu vois le monsieur là parler tu sens nettement que c'est un homme irresponsable amul jot njaboot boppam la tal il se comporte comme un gamin il n'est pas assez mature dans sa tête c'est un père de famille habillé en jean t-shirt lunettes de soleil casquette sur la tête waroon na sol sa xaftaan jël sa benn koppati teg ko sa bopp bi jël sa benn kaala sànni ko sa kaw nga mat kilifa ñu gis la yaa ngi mel ni un entraîneur de foot ak sa serviette sa t-shirt sa jean ngay wax nga ne da ngay ñaan Ousmane Sonko déglu naa la bu baax li nga wax nga ne Ousmane Sonko ngay ñaan danga ne diggante joolaa ak séeréer xanaa yow bi nga doon wax diisontowuloo nag ak sa pap sa waajur bu góor parce que paa bi bu mu génnee li mu doon wax bokkut ak yow li nga doon ñaan maamu Adji Sarr bu góor bi mu génnee dégg ngeen ko lu mu wax maamam bi mu génnee dégg ngeen lu muy wax ci waa Casamance yi boobu dama koy bàyyil ay nitu Casamance yi nga xamante ne ñoom ñoo soloon seen dal la ñëw foofu xaw ma ban façon pacte la ñuy seele mais xam naa leen na moom Casamance kenn du leen menacé loolu man wóolu naa man fi ma jógee waa Casamance yi kenn du leen menacé j'ai un peu mal aux yeux tey ma sol sama lunette parce que l'écran me fatigue un peu papay Adji Sarr génn na wax na nee na day ñaan Ousmane Sonko dem la ngeen dégluwaat audio kii bi vidéo bi mën naa leen ko tegal encore ngeen déglu ko mu ne day ñaan Ousmane Sonko man Ousmane Sonko lay ñaan Ousmane Sonko lay ñaan loo koy ñaan nga ne yow yaa ngi gis ak sa doom yaa ngi waxtaan ak sa doom yaa ngi gis ak sa doom yaa ngi waxtaan ak sa doom mais yaa ngi bëgg yaa ngi ñaan pour ñu delloo sa doom bi liberté am nga mu dem doxi soxlaam ma fa ne yéen seen doom moom la ñu violé yéen ma foog ne que ne ngeen ne yéen seen doom la ñu violé ki ñu violé nan te mu nekk ci loxo ay nit ñan ñoo yore seen doom waaw Ousmane Sonko ñoo yore seen doom déedéet kan ku nekk ci ku bokk ci Pastef ku yore seen doom amut kan ku bokk ci Ousmane Sonko ku yore seen doom amut seen doom fan la war a mën a nekk ba yéen ngeen di toog ci kanam caméra ngeen di sakku ndimbal pour ñu may delloo leen seen doom te ba pare ñemewu leen joxoñ ñi yore seen doom seen tur yi papay Adji Sarr daa ñëw mu wër wax bi nangul tudd tur mu ne damay ñaan rek ñu delloo sama doom bi liberté am ñu bàyyi ko moom tamit mu dem doxi soxlaam mais Ousmane Sonko téyewul seen doom Ousmane Sonko bi ngi dox soxlaam boole ko nag ak fulla ak fayda moom ak ñi mu àndal waxatuñu lu jëm ci seen doom parce que ñoom xam nañu lu ñu xam ba pare te yéen ngeen xam loolu moo waral tey ngeen dellu ngeen ne Ousmane Sonko yeneen koy ñaan diggante séeréer ak joolaa xam ngeen moo tax démb ma ne leen man wax boobu duma ci sori man damaa xam li ma xam ba pare ma noppi am na ay wax yoo xamante ni doo ci tontu réaction boobu ci moom lay ñëw waa ko nag si ci ñooñ lay mujjee tu sais les poubelles toujours c'est à la fin damay commencer ci nit yi njaay ma wax ak ñoom dama bëgg a wax ak sama kali sama mbokk séeréer yooyu sama kali te bu ñu continuer xam naa ne man maay wàcce Sénégal ma dem foofu ma jënd saretu mbaam yi bëri su ma eggee ci village yi séeréer bu ci nekk ma takk benn séeréer ci saretu mbaam bi ma yéeg ci kawam kooku rawale ma man su ma ñëwee ci seen gaal ci seen île boobu man du ay gaal ñoo may traversé loo de yan séeréer yi yan lay takk ko séeréer bu góor ak séeréer yi jigéen yi lay takk ba ngeen pare ma yéeg seen kaw ngeen doon sama kii sama pirogue ngeen traversé loo ma parce que man maay seen buur yan samay jaam ngeen ana séeréer yi ana njuufeen yi ana seen yi ana géy ana saar yi am naa saar ñaar côté am naa saar Casamance sama maam yi Joola ma am saar séeréer nord di ay kal ay mbokk ana sama mbokk séeréer yi kaay la ngeen wane seen bopp
su ma ñëwee man su ma ñëwoon ci place François man du ma yegg gaal de yéen laay jàpp ma yeewu leen ba ngeen dëgër kik yéen séeréer yi ma ne leen nag traversé lool keroog di ngeen ma won seen bopp parce que maay seen buur man dinaa doon seen buur ba ñëw ba village boobu may dugg jéeg may dugg gaal du ma ko def Rosi Senghor loolu génnew la ci su ma ñëwee dama leen di yeewu taaw makki saretu mbaamam yooyu yu mu leen génneel loon fan yële nee na pour liggéey bi yan séeréer yi yéen a tax kaaw makki dem util leen ay mbaam sëf ñoo jox leen ko nee na pour ngeen ciy jàpp mën ñu am seen xëy ak seen gont comme ñemewutu leen dem géej ñemeetu leen dugg àll séeréer yi ma xamoon ñeme géej ñeme àll léegi kaw ma ki nee na xool na leen ba xool da ngeen bëgg di toog ci biir ville bi moo tax saret mbaam la leen di jox ngeen ciy watiiru man su ma ñëwee ba ma wàccee aéroport képp kuy séeréer bu yóbboo nga ñëw taxaw ci buntu aéroport bi nga xaar ñii dinaa yéeg seen kaw may wàcc ñii damay yéeg seen kaw ñu may boot may doxante ak ñoom su ma ñëwee pour jàll traversé ñoom ñi kii ma ok ana sama mbokk séeréer yi ana sant Juuf yi ana sama mbokk séeréer yi laa wax waaw bu ñu jógee ci côté kal boobu ñu dugg ci chose sérieux mooy li ma doon wax sànq lii benn parenthèse rek la woon c'est pour rendre hommage sama mbokk séeréer yi toqaas leen tuuti Seydou Demba Diouf am naa ba sama benn séeréer bu fi nekk am naa sama nag bu sama fas bi ma war a ñëw takka Seydou laay takka Seydou Diouf laay takka ana ñu Maria Seck mooy doon sama apprenti bi su ma toogee ci bopp Seydou bi mu yen ma bu sonnee Maria Seck ñëw maay seen buur de yéen juufee nii yéen man maay seen buur bàyyi rek ba ma ñëw Mboose Mbay bul mer tey man maa aaye séeréer yi toog leen ci live bi ngeen déglu ma te ngeen bañ a mer sinon damay jël saret yi ma takk leen yéen ñëpp ci saret yi ma womat leen ba bër set pour muy clair ñu jàll la léegi ndeysaan papay Adji Sarr discours am bi de l'autre côté ça m'a tellement énervé li tax parce que man duma parparloo soo leen gisee ma ne leen je trouvais le discours frère Adji Sarr plus responsable que discours papa ji j'ai trouvé que papa yi Adji Sarr daa génn là où c'était trop tard ci njëlbeen bi la waroon a génn bu génnoon wane boppam ci njëlbeen bi xëy na affaire bi du doon egsi fu mu egsi nii mais y a eu tellement de négligence xaw ma négligence bi si sa aspect financier bi la parce que bugguma tooñ samay kan la ñu su ma leen tooñee yàlla dina ma ko won su ma leen def waxee dara ma susal leen li ñu defut tamit yàlla dina ma ko won dina ma atte ak ñoom moo tax quand je parle de ce sujet là je vais avec des pincettes papa ji nag depuis ci début bi la waroon a génnut Famara di wax frère Adji Sarr depuis au début man maa ngi ko doon déglu discours am yi tout au début ak discours am ba mu def dëmb discours yi dañoo ute c'est là comprendre que le gars yi commence à comprendre bu demee ba mu ne frère bi de Famara nee na Adji Sarr liñ koy nee ni que de moo ko def même su dee moom moo ko def wala defu ko waroon nañ koo bàyyi mu am liberté am comme Ousmane Sonko du mu amee liberté am mu ñibbi si ñoo bokk ak mbokkam yi di añandoor ak ñoom di reerandoor ak ñoom di yeewandoor ak ñoom ci benn kër ba keroog bi ko justice di ko soxla ñu yóbbu ko atte ko diggante moom ak Ousmane Sonko du dem ba dégg ngeen audio boobu Famara wax ko waaw c'est un médecin après la mort exactement Nathalie loolu la Famara wax bi ma déggee côté boobu affaire bi daf ma ça m'a touché parce que quoi qu'on dise ay doomi aadama la ñu te dañoo yore à la place de nos cœurs là on n'a pas de pierre on n'a pas de béton ay la ba nartan nuy naa la ay da ba nartan mooy ngi xeex rek ak marabu Facebook yi man ay def may ree comme sama maam xuloo rek lay def mais j'ai trouvé la déclaration l'insistant frère Adji Sarr insiste bi mu doon insister ci point de la pour ñu mën a libérer sœuram bi man côté boobu ça m'a touché ma def sama analyse ma ne kon kii lan moo tax mbokku Adji Sarr yi di sarax nii devant leur écran waxatuñu sa waxu viol
waxu viol kenn déggu ko ci interview bi kenn rek moo fa wax waxu viol mooy dof bi quitté California dóoru xaalis 6 millions sénégalais yi ñu ko dajalal mu dem kooku rek moo fa waxu viol ay waxu sax ku moo fa tudd leneen lu bokkut ak waa mbokk Adji Sarr yi liñ doon xaar Famara nee na Adji Sarr day ñaan Adji Sarr nañ ko libéré mu ñibbi ci mbokkam yi lu ñuy wax noonu ne moo ko def na ko defu ko nañ ko may liberté am mu ñibbisi mu ñoo nekk ci mbokkam yi ba keroog bi ko yoon di ko justice di ko woolu mu dem wuyu leen ñu attee ko diggante moom ak Ousmane Sonko du loolu la frère Adji Sarr bi wax di Famara dégg ngeen ko dëmba ngeen dégluwaat ko tey su leen neexee mun naa leen koo tegal encore ngeen dégluwaat ko beneen côté bi papa gi génn damaa bañ pour ñu yàgg fi papa ji tamit génn ratatati na boobu ñoo egsi ci point boo xamante ne man foofu laa ko doon xaare nee na génnam bu mu def noonu dem ba munu ci woon ñàkk gañ a génn xam ngeen lu tax nee na parce que ku sa doom def comme ku sa doom def li xew noonu Sénégal fu mu jaar yi foo nga génn nga wone sa bopp c'est-à-dire que ni moom nangu na ni que ne doomam moo génneeloo doomi sénégalais yooyu ci mbedd bi moo waroon ñu rey ay doomi sénégalais moo waroon li am nii am du samay waxi de waxu papay Adji la mun naa leen tegal ñaari yëpp ngeen déglu ko pour ñu mën a avancer may leen ma tuuti ma dem ma génneel leen waxu papay Adji ñu déglu ko ak xel bañ koo dégloo xol may leen ma tuuti waa kay bi mu amee ba léegi génnuñu wax papay Adji Sarr mooy wax habitude boo xamante ne ci yar lañ ko teg te nit boo amee loo xamante ne heure boo amee njaaxle nga dem foofu ñu xelal la li ngay def rek doo sonn ñu ay taalibe Seex lañ. c'est vrai. di dellu di gërëm suma famille séeréer di gërëm waa Jirnda manuma leen a fay dara. mais gërëm loo François Hélène de